waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere fi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo génne lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar. am nañu mbégte lool dellu siwaat ak yéen ci seen émission xam sam réew ni ngi leen koy waxee émission xam sam réew di émission boo xamante ni mënees na ko def ci jëmm mënees na ko def ci barab waaye mënees na ko def itam mu ci ab xew-xew àndoon nañu ak yéen ci seen émission bu njëkk ci mbirum raay bi nga xamante ni Cheikh Moustapha El Karim moo ko jëlee njaareem ba indi ko Touba déggoon ngeen sunu invité di Serigne Ahmadou Ndiaye Nguérane ñëwoon na ak nun ci ay leeral te leeral yooyu yëpp liñ ci jubloon mooy nax yi nga xamante ni ak wor yi nga xamante ni les colonisateurs di tubaab yi naroon nañu ko ndax sëñ Ahmadou Ndiaye indil nañu nombre bi nga xamante ni moom la ñu waxoon Cheikh Moustapha ne ko moom la ñu soxla ci ay nit muy junni ak juróomi téeméer seenu dund la ñu leen di fay nañu doon doxee ñëwoon nañu ba ci ñaar fukkeelu kilomètre bi nga xamante ni bii maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine foofu la leen fekk barkeelu ci liggéey ba bis ba dellu see ci la ñibbi àjjana waaye indiloon nañu leen itam tubaab yi liy wane seeni wor mooy ñoom am na lu ñu tudde woon recette ak dépense muy lii dugg ci at mi xaalis ci seen nguur ak li ñuy dépensé muy lii génn loolee am na lu ñu ca waajaloon ci liggéey bi maanaam main d'œuvre bi ñoom dañ ko facturé woon te la ñu facturé matul 2 millions te li ñu génne woon daanaka matoon na 3 millions loolu liñ ci mën a jàngate rek mooy war yi nga xamante ni ñoom nasaraan bi dañu koy war ndax Cheikh Moustapha miñ ko ni ngir sa jumaa ji ñu tabax ko saxaar ngay am pour mu indi matériel bi te saxaar ci ab raay lay jaar loolu teguñu ko fenn ñoom ñu war na indi seenub raay Cheikh Moustapha fay transport waaye defuñu ko kon loolu yëpp déggoon ngeen ko ci émission bu njëkk bi kon ci ñaareelu émission bi damay bàyyi Serigne Ahmadou Ndiaye mu nuyoo ak bokk yi nuy seetaan bu ko defee ñu tabbi ci waxtaan wi. aouzu billahi min ashaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi sawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare bu baax te ñaan sun borom mu defal nu tawféex ak taysir ñu del siwaat ci jataay yi ñu fi amoon ak yéen bokkoon ci jataay leeral lenn ci aw doxin woo xamante ne ni amoon na muy doxin wu am solo te Cheikh Mouhamadou Moustapha doon ko jéggi ngir réaliser sànce boo xamante ne ni Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi te mel ni ñi mu ko seqal ci wàllu àdduna nar nañ ci ay wor muy wori biir yu leer nañ yoo xamante ni ni nit ñi gisoon nañ ko muy ay gàllankoor ak jafe-jafe waaye itam amaat yeneen wor yoo xamante ni ni wori biir la yoo xamante ni ni xel mu ñëw ak jàngu sori moo doon tax nga mën cee am expérience bu leer nañ ci ni lii nii la tëdde loolu itam liñ ci jublu rek waxoon nañ ko ci jataay yële mooy gën a fooglu gën a yittewoo xam-xam ci li des ci suñ jamono ngir taxawaay yoo xamante ni yoon wi daf koy soxla loolu rek lañ ci jublu ci jàngat waaye sukkandiku nag ci li jàll ngir waajal li ñu jëm kon sëñ Bay kàddu ga jërëjëf Serigne Ahmadou Ndiaye bokk yi ni seetaan kon dañuy dellu si rek ci ñaareelu émission bi wax naa leen émission bu njëkk bi fa ñu ci toll woon liggéey bi tàmbale nañ ko njaareem ba am ñaar fukki kilomètre di sëkk te déggoon ngeen tubaab yi li ñu facturé woon sëkk bokkoon na ca léegi nag fi ñuy commencé émission bi mooy le ministre des colonies du président du conseil ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier
1931 bind na le président de la République bu France rapport bi la ko yónnee ministère des colonies établissement d'une voie ferrée au Sénégal entre Diourbel et Taltal mooy li ma leen doon wax Serigne Ahmadou waxoon na ko ci émission bële ni Dakar Saint-Louis danañ wax raay bi dëkk bi mu jógee ak fa mu jëm waaye bii tax nuy wax tey néewuñu raayu Diourbel Touba Diourbel Taltal la ñu wax te ñun Taltal googu la ñu mënta fexe ba génne ko ndax genn Taltal gi nga xamante ni moom la ñu fi xam dëkk bu ndaw la boobu daanaka ña fa des bu géntut itam bariwul te jëliwuñ fa carrière jëliwuñ fa xeer amul lenn lu fa nekk lu war a tax ñu yóbbu fa saxaar mais ñoom wax nañu direction bi mooy Diourbel et Taltal lan la le président du conseil du ministre des colonies lan la bind le président de la République française daf ko ni monsieur le président en vue d'assurer le développement économique de la colonie du Sénégal phrase bu njëkk boobu rek indi na wor yi ndax ñoom dañu ni Cheikh Moustapha saxaar gi li tax ñu bëgg ko indi Touba mooy matériel bi ñu tabaxee jumaa ji waaye le ministre des colonies moom mi ngay wax le président de la République bu France xamal ko ni ko kat li ñu ci jublu mooy suqali économie bi ci biir colonie bi kon yoonu saxaar gi ndax Cheikh Moustapha lañ ci bëgg ngir mu def ko waaye indi matériel yu jumaa ji taxul mu ni ko nag le gouvernement général de l'Afrique occidentale française vient de demander à mon département l'autorisation de construire en utilisant les sources du budget général du groupe une voie ferrée devant rallier la gare de Diourbel du chemin de fer Thiès-Niger à Touba et Taltal kon wax na ko ni demande nañ sama département ngir ñu defar yoonu saxaar woo xamante ni day bàyyi ko gaarum Njaaréem bokk ci yoonu saxaar bi nga xamante ni moo jógee Thiès jëm Niger te mooy ni ko sëñ Ahmadou Ndiaye waxoon moo jaar kaay mu ni kon foofu lay am yoon wu fi soqe ko jëm Touba ak Taltal yoon wi moom egsi na Touba waaye Taltal ba léegi xamuñu luñ ci jublu yoon saxaar bi itam rombul Touba jëm feneen mu ni ko nag cette demande est appuyée d'un avant-projet auquel j'ai donné mon approbation après avis du comité des travaux publics des colonies mu ni nag loolu ñu sàkk woon ci man nungul naa leen ko gannaaw ba nga xamante ni bii comité bi yore travaux publics yi ci colonies yi d'accord nañ ci moom le ministre des colonies mooy wax mu ni la dépense totale pour l'exécution de tous les ouvrages prévus à cet avant-projet est évaluée à la somme de 40,5 millions mu ni nag yoonu saxaar yooyu nga xamante ni ñu ngi koy waajal li koy war a defar ci ay koppar toll nañ ci 40 millions yu tegal téeméeri junni en rapport avec les ressources financières du gouvernement général de l'Afrique occidentale française te mu ni 40 millions yooyu ak téeméeri junni budget bi nga xamante ni bi mooy budget AOF ca la ñu ko waajal mu ni nag la construction et l'équipement de ce chemin de fer comporte des engagements de dépenses portant sur une durée qui d'après les prévisions pourrait avoir excédé 5 ans muy li ma doon wax ñoom wax nañu ni kat tabax yoonu saxaar googu dafay laaj ay frais wax na itam ni yaakaar nañ ni du ëpp juróomi at laaj nañu ñeent fukki millions yu tegal téeméeri junni wax nañu ni itam liggéey bi ci juróomi at du ko romb te Cheikh Moustapha moom dégg ngeen ni ko sëñ Ahmadou Ndiaye waxee ci ñaari at ak ñeenti weer ci la ko def mu ni nag l'établissement de cette ligne programme général qui est susceptible d'amener la colonie à opérer chaque année sur les fonds de réserve des prélèvements dépensant le tiers de l'encaisse maanaam kon waxoon nañ ni juróomi at yooyu at mu ci jot war nañoo jël ci budget bi loo xamante ni bii 1/3 lay doon ci li ñu soxla ngir financer projet boobu mu yoonu saxaar gi ñu ni nag moom mooy wax ak président France ba léegi mu ni ko la construction de la voie projetée entre donc dans la catégorie des travaux qui au terme de la loi du 2 mars 1919
fixant les conditions d'établissement des voies ferrées coloniales doivent être autorisées par décret en Conseil d'État. mu ni nag ngir ñu defar yoon woowu bu ñu sukkandikoo ci loi ñaari fan ci weeru mars 1919 loolu dafay jaaj autorisation boo xamante ni décret bu Conseil d'État mooy tax ñu mën koo def. mu ni président bi nag en conséquence après avis conforme de cette haute assemblée j'ai fait préparer et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret 6 juin autorisant l'établissement de la voie ferrée. kon mu ngi sàkku ci président de la république ni ko sab signature dong daal laa soxla ndax moom bu signé décret loola dafay valable kon moom mu ngi sàkku ñeent fukki millions yu tegal téeméeri junni ci yoonu saxaar gi war a bàyyi ko Diourbel ñëw Touba te ñu wax ni day dem ba Taltal mu ni ko nag veuillez agréer monsieur le président l'hommage de mon profond respect. kon lii mu ngi génn ci journal officiel numéro 21 du dimanche 25 novembre 1931 te xam ngeen ni journal officiel du ay caaxaan ndax même sunu jamono yi sax conseil des ministres lu fa am balaa génn maanaam bala ñu ko mën a wax ne lu nekk la muy ku ñu nommé dafa génn ci journal officiel. kon le ministre des colonies bind na loo xamante ni génn na ci journal officiel numéro 21 du dimanche 25 janvier 1931 te bi muy laaj loolu fekk na saxaar gi maanaam yoonu saxaar bi daanaka egsi na ndax mi ngi ko bind ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 1931 te ci le 19 mars 1931 ci la ñu inauguré kon moom bi muy demandé lii fekk na yoonu saxaar wi egsi Touba ba pare. kon sëñ Ahmadou ñoo ko gisandoo le ministre des colonies bind na di laaj ñeent fukki millions yu tegal téeméeri junni te weer wi mu koy bind ci janvier ca weeru mars wa ci la ñu inauguré yoonu saxaar bi ñoo ngi toll woon ci maam Cheikh Ibrahima Fall jëfam jooju ca ñaar fukkeelu kilomètre ba kon dañu lay bàyyi kaddu gi nga ñëw ak nun ci fa nga toll woon ak it bàyyi xel ci li nga xamante ni moom le ministre des colonies bind le président de la République française. jërëjëf sëñ Mbaye ci kii boobu nga doon wax léegi muy lettre boobu nga xamante ni ministre de la colonie moo ko doon bind ak fii ñu tolloon ci biir liggéey bi loolu dafay lu leer na ñu loo xamante ni nii ñiy seetaan sax du jar ñuy commentaire ci ndax liggéeyu raay bi mi ngi commencé woon ci le 11 novembre 1928 jeex ci le 14 février 1931 xam ne liggéeyu technique bi lépp jaana 14 février 1931 lii mu bind ko le 22 janvier 1931 di demander budget bu mu liggéey yoon saxaar gi te mu agsi ba noppi te mu agsi ba noppi te ni ci juróomi at lay liggéey boobu di diire loolu di tappale yu leer na ñu yoo xamante ni jërut sax commentaire ndax leer na waaye dafay mel ni ab complexe la boo xamante ni ñi fi nekkaloon gouvernement français bi ñoom ñoo doon jouer rôle boobu nga xam ne daanaka dañoo mel ni ay jën yuy lekkante ci seen biir ndax li nga xamante ni moom lañ sasoon Cheikh Mouhamadou Moustapha ci mu war koo indi nga xamante ni su fekkoon ni dañoo sukkandiku ci ñoom ci li ñu wax moom heure am benn dërëm bu mu ci def lu dul ni day pare mu am bagage am bëgg koo transporter ñu ne ko transport bi nangam la nga fay ndax bu ñu delloo gannaaw xool ci ligne yi ñu doon wax ni tubaab yi ñoom lañ installé woon fenn fu ci nekk dañ fa am intérêt ñoom bu tax ñu def ko fa bu dee DSL nga xamante ni Dakar Saint-Louis la mën na ni ñaari capitales yi seeni déplacement ñoom ci seen bopp ñoom la concerné muy Dakar Saint-Louis bu dee Thiès kaay bi itam da nga gis ni lieu commercial la ndax Mali ak Sénégal diggante boobu li fiy jóge ci bu dee KG bi itam ngeen ginew ci booba Lindiane Kaolack bi gerte gi muy soxla yi ñuy collecté ci àll bi di ko yóbbu loolu da nga gis ni bu dee Louga Linguère bi Linguère da nga gis ni li ñu soxla woon ci wàllu ndawal li jóge ci Jolof ci ay nag ak yooyu daf nga xam ni seeni intérêt ñoom ni bi ñuy wax ak Lat Joor ndax Lat Joor nanguwul woon waaw mais bi ñuy signé seen convention bu ci 1879 xamaloon nañ ko ni njaayum gerte gi
bu saxaar gi amee au lieu ngeen fiy jógee di ko jaayi nar foofu lañ leen di fekk maanaam seen i intérêt te fenn fu ci nekk ndax Lat Joor li tax ñu xeex ak moom déqale raay booba tax da ko nu woon gannaaw bi mu gàntal ko nga xam ne seen intérêt ñoom eggoon nañ ci ni Lat Joor bu raay bi eggee di nga ci tukki ak ñaar fukki nit yoo xamante ni du ñu fay ñi dëkk ci Kajoor itam ñoo tubaab bi ñoo bokk lu ñuy fay nga xam ni kon ñi ngi ko doon neexal pour raay bi am fii nag moom ñu ñëw ni Cheikh Moustapha yow yaay def raay bi. waaw ñëw ni ko yow def raay bi boole ko kilomètre 20 boobu xam ni Cheikh Ibra ñëw na ca foofu tubaab yi fay nañ ci ndax am na bis boo xam ne dañuy ñëw surveillant général bi moo dëggee accident chef la woon te kàngam yooyu ñi ci tudd rek mooy xamal ni mënuñu cee def lu gouvernement français. te war na am ay traces. war na am trace war nañ ko bind ni mu amee trace ndax ñi ci doon jëflanteel du n'importe qui ndax benn ab commandant la ñuy wax wala ab assistant chef wala ab sergent nanga ñooñu lañ ci wax moo duggee l'accident bi doon surveillant bi ab assistant chef la woon jeunes yi la jóge woon talib bi sëñ Massamba ci Mouride gi la bokkoon moom moo doon surveillant bi moo leen wax ni leen bu subaa bu leen xëy parce que tubaab bi dañ fi ñëw bi ñu ñëw dañu benn camion lañ indi bu weex boo xamante ni waa ji ñu wax Buudi Saw moo doon dawal camion ba bi ñëwee dañoo indi xaalis ñaari mbaari ngeer lañ fa def foofu lañ doon commencé fay li commencé woon kilomètre 20 ba foofu ba Jurbel ba foofu ñu doon fay nga xam ne liggéey bi noonu la continuer di dox sëñ Moussa di dem ak ñëw benn muy dund bi stock yi waxtu wu ci nekk daf koy contrôler ba xam fan la toll ndax moom lañ ko sarsi moom lañ ko bàyyee naka noonu itam nit ñi nga xamante ne ni ñoo ci liggéey ak njabootam ndax moo leen fi indi ñenn ñi Cheikh Ibra Fall leen joxe muy juróom-ñaar téeméeri nit ñeneen ñi ci des téeméeri nit yi sëñ Mandumbe moo ko joxe téeméer bi ci des sëñ Amsatu Lo bu Ngaabu moo ko joxe juróom benn téeméer yi ci des sëñ Moussa ak njabootu sëñ Tuubaa gi la génn kon njaboot gi la muy baagante yi dem ak ñëw kon liggéey bi dara ump ci tubaab yi ci ni mu doon doxee nga xam ni ñoom ñoo joué rôle bi noonu ab jeu la boo xamante ni ñoom ñoo ko doon jeu doonte ki ñu ko seqal moom xamut nax yenn ci biir moom ak bëggam rek la xam muy liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xamante ni moom la dëgmal teñ ni ko bu lii amut loolu du am ba ci la 14 février boobu nga xamante ni liggéeyu technique bi lépp jeex na nga xamante ni saxaar gu ndaw gi nga xamante mooy sotti xeer yi ñëw na ba sotti xeer yi pour dëgëral yoonu saxaar bi nga xam ne immigration bi moo ci des bi nga xamante ni immigration bi moo ci des itam ci le 19 mars la ci saxaar gi jëkk a daw jóge Dakar ñëw Touba waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere bi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar